borom oto amul exploitation 100 000 tonnes bay am pes acier léegi nag ñoom ñëpp ñu ànd bañ état banque loxoom ci loolu topp transporteur bi di duma léegi nag point yi àndul soo ñëwee peese port nga génn ñu bàyyi laa sa poids nii la bii li lañ am nga dem pont Afrique Passage ñu jàpp la ni la ëppal nga 3 tonnes da nga koy fay tonne bu ne 20 000 francs da nga koy wàcce ticket pont bi nga leen peese woon port kontul boo waxee ñu ni point yi bu ki réglé pont port ak ki réglé pont bi am bokkuñu transporteur yi xamatuñu fu ñu jëm léegi da ngay gis oto boo xam dañ koy téye ci 500 kilos une tonne ab oto boo xam ne ponkalum camion nga téye ko stationné ko fa di ko fay noo parking fa mu taxaw ah ndax dafa si charge 500 kilos 600 kilos bu fekkee nag oto bu jëm biim réew la ñun da ngay fay douane da ngay woo douane bind retour fay ko 75 000 mu dem jël oto bi jubóo dana jam ñaaja te douane yi boobu da nga koy fay mais du ñëw da nga koy fay ma encaisse xaalis ba pare. mooy escorte bi ñuy wax. waaw da nga koy fay ma encaisse ba pare mun na oto bi léegi acca bàyyi leen ko fay na ma escorte na ñëw oto bi départ pour fekk si divaa ko war boo te doo gis sax douane yi ana escorte xanaa kon xaalis rek lañ ci soxla loolu du escorte taxu ñu escorte tey jii oto bu génn fii jëm Mali fay nga escorte te amu ci benn chauffeur boo xam gis nga douane 50 oto la ñuy jël jox ko 10 douane yi escorte leen amul leen léegi nag beneen bi ci des muy li ñu gën a jaaxal muy acte 3 de la décentralisation ñu ni président moo ni ku nekk yaa xam mairie bu ne yaay toj ñoo toj sama ko jinax daanaa dégg benn waay bu koy wax mu ne mandeewuma Touba jëw ma Touba Touba taxuma jóg Mbàkke laa mandee jëm Daara Jolof waaw ñu jàpp ko Touba ni ko da ngaa mandi mun leen déedéet oto bee fi dugg oto bee fi jaar man soxlawu ma fi oto bee fi jaar ma jaar fi kooka bu ko wax Touba jàppee tooñ ko tey jii camion yi dañuy jaar Tëngéej nga ñëw police jàpp la li gën a ñaaw ci defin bi mooy fi policiers yi moom dañ ñuy yor oto yi sama fa lañ taxaw police jàpp la attesté la nga dem ci biir Tëngéej bàyyil national bi wëral biir Tëngéej ak foo mën gaaree boo gaaree dem commissariat fay yuru si 6 000 ñëw fekkul sabalo ñu ne 30 000 francs 30 000 maa ngi romb léegi benn oto boo xam ne soo génnee Tëngéej jëm corniche ba ca àll ba jaar jëli autoroute à péage bi te tool ya oto ba fa la paan ñu teg triangle waaye wàcc na tëli pneu yi laalul fa la ko waa mairie fekk ñoo nga ñu saboo dafa faa taxaw filmé ko kon xaalis la ñuy wut parce que dañ ne oto bi nga xam ne dafa ñëw taxaw fu ko neex ci kaw tali bi baare embouteillage waay kooku mu tooñ na ñëpp jàpp leen ko sanctionné leen ko d'accord nañ loolu takk der bi nga xam ne jàpp na oto muy policier muy gendarme oto bi am na infraction yoroon nga russi daggal russi bi mu dem trésor sénégalais yi gis seen bopp waaye déedéet léegi dematul trésor de léegi seen poche lay dem léegi trésor daal moo am ci kaw tali bi foo partout foo dem Sénégal trésor rek taxaw tali bi trésor nag mooy poste alkaati bi mooy poste gendarmerie bi mooy poste douane bi mais amatul këyit bu ñuy bind mu dem yoon nag dafa wax ni jàpp nga ma notifié nga ma infraction bii nee naa la am na d'accord naa ko daggal ma russi maa ngi xaaj ma fay mu dem trésor ma yem teeg yow képp waaye état nag bëgg di leen fay di leen jox ay indemnité ba pare ñu wëlbati ko heure bu ñu xëyee seen bopp la ñuy xëyal ñun yoratuñu dara tey jii nag état moo war a gestu jàppale transporteurs yi tey jii xoolal bi fi nga gis Sénégal bari na fi ay millionnaires milliardaires yoo xam ne amuñu benn emploi lu ñu yor terrain lañ koy jëlee tabax ko kër di ko loué ay location kër néeg yu seer appartement yu seer lan lañ def ci réew mi transporteur bi yor 5 camions mi ngi ak 50 personnes yi muy fay 5 camions ki ko yor mi ngi ak 50 emplois yu muy fay kon kooku da nga ko war a jàppale c'est à saluer mais doo jàpp ñooñu seetaan leen nag ñu leen sagal comme diwlin di leen rey loolu moo tax ñu ne fippu la ñu def geraw bii fippu la tudd la ñëw fippu dafa jot waaw d'accord léegi toujours ci grève bi Diallo parce que wax ji tamit waxtaan bi neex na trop la preuve nit ñaa ngi woote di yónni ay message rek ci toujours wàllu grève boobu yéen gros porteurs yi mooy maanaam bus transport yi la wala camion transport yi la rek xam nga grève bi dañu ni am na xam nga ko ku la wax léegi ku la yóbbante ci particulier ni particulier la yor tracasserie régionale piège engrais ci la bokk moo ci boole moom voilà loolu ko naqari noonu la ñuy xeex moo tax moom boo bokk na ca moo tax boole boppam bu bëggee loolu duutu deñ day bokk ci lii ndax moom bokk na ci métier bi la ñuy jooy kooku xamuñu ko waaye moom yëg na ni ñii li ñuy jooy kat man mii lañ koy jooy ndax maa ngi koy dund maa ngi bëgg a dee kon moom bokk na ca xeex ba d'accord comme moom bokk na ci xeex léegi nga ne yàgg ngeen di addu ci autorité yi sànq daf nga historique bu am solo ci kilifa yi nga xam ne da ngeen di far bi bu sànq dafa am tamit lu am solo li ma wax ci bi ñuy defar Ila Touba mu ne amul benn camion Sénégal bu ci dugg muy indiwaat problème mu préférence nationale boobu dañ fi déggoon ay jamono président
indi fi ay camion inauguré ko Diamniadio ne dañuy renouveler parc camion yi jox ko ay sénégalais dañuy renouveler autobus yi jox ko ay sénégalais jamono yu mujj ñu waxoon fi ay minicar yi nga xam ne prix bi egg na 45 millions benn bi alors que ay 17-20 millions la ñuy jar tey jii yéen renouvellement parc boobu image yooyu ñu gisoon ci président muy inauguré ay camion di joxe ay caabi yéen transporteurs yi yéen est-ce que bokk ngeen ci. xam nga nit kuy nax sa bopp leneen loo wax keneen du ko gëm ñun suñuy njiit dañuy nax seen bopp nit kuy wax ak yow nag di nax boppam moom bu la waxee bul gëm xam nga renouvellement aftu muy tataay li fi dugg ci ay tataa nekk fi woon ci ay njaganjaay bu doon dañuy renouveler na gën a war a too gis njaganjaay wala super ci dëkk bi xam nga renouvellement parc ak renforcement parc bokkul renouvellement parc ak renforcement parc bokkul soo xoolee man renforcement parc laay gis mais du ma gis renouvellement buñ doon renouveler njaganjaay nëgën desul ci dëkk bi buñ doon renouveler nëgën ni tataa des super des fi mais tey lañ gën a bari da ngay toog ba di leen méngale ñoom ak tataay sax kan mu ëpp kon est-ce que renouvellement am na camion yi nag mooy ña ko jëloon man aw ma ci man bañ salaamaaleykum jëruma waaye ña ko jëloon tey jii moom koo ci tàllal micro bu yuuxoo nga daw bàyyi ko fii ñoom ñëpp camion 100 et quelques millions ci transport boo xam ne benn bañ lay jox oto bi dañ ne woon dañ la jox oto boo xam ne bu ñëwee oto bi mën naa yeb 80 tonnes déglul mën naa yeb dañ wax mën naa yeb waaye oto bi mu ñëwee bañ jox la ko ñun la dëkk bii dañ fay interdit 80 50 sax mënoo ko yeb 45 ngay yeb ñaar doon nga manqué kañ ngay génn nga ñëw ci biir dëkk bi war a yeb ñun la guddi ngay dugg port ñun la guddi ngay génn beneen bi gën a yéeme muy jur ay accident moom métti trop mu métti trop ñëpp di ko jooy mooy les préfets dañuy toog seen bureau rek daal di def naa arrêté Kaffrine bu fi kenn bu reporté taxawati def naa arrêté Diamniadio bu fi kenn taxawati mais ana acteurs ya wala bi ngay teree oto taxaw Diamniadio fan nga wax bu ñëwee dafa taxaw mais léegi déedéet bu ko defee rek ubbil na gendarmerie corruption ubbil na police corruption boo demee Fatick dëkk bi président dëkk sa oto ngay ne ci àll bi yor marchandise mais doo taxaw ci àll bi bandi yi fekk la fa da ngay dégg bruit buy yëngu ci oto bi nga sooxaale ba dugg Fatick alhamdulilah dugg naa ci Grand Ville boo taxawee di xool li yëngu bandi du la fekk de patron bandi yi moo la fay fekk ndax police moo la fay fekk freiné ñëw ngi la jox ma pièce bi la sama oto moo am loo paan mu ni jox ma pièce bi dañ koy tere waa est-ce que arrêté boobu wax nañ ko chauffeur si est-ce que wax nañ ko jiitu chauffeur si préfet déedéet arrêté booba commissariat lay yem ki ñu jàpp rek mooy xam arrêté bi ki ñu jàpp du ñu ko jox acteurs yi nga xam ne ñooy informé wala ñu dem ci médias yi toog wax leen que ni leen dañuy sensibiliser nangam ak nangam kat def naa ko dama koy tere wala ñoom préfet yooyu bu ñu ko defee ñu woo journaliste yi seen bureau def ak ñoom point de presse ni dama doon def arrêté nangam ak nangam laay tere ñëpp dégg ko déedéet arrêté bi da koy def yónnee ko police tey am na fu ñu jàpp ay oto ramasse yéen ñu taxaw ndékki ñu ramasse pièces yëpp ba ma jotee commandant ba ni ko pièces yi mënoo man de arrêté bi tey laa koy dógee sax préfet ma woo ni ma kaay jël pièces yi mais ne defoon na arrêté ba tey bu wala kaay jàpp oto yooyu ñoon ñun leen kaay leen fay 12000 xanaa 12000 dañ koy for 12000 loo ci rek am saako ceeb gis nga loo ci mën dégg sëñ bi torox nañu dañoo sonn torox nañu dafa nekk nag seetu bu waxuñu ko ñu wàllu ne ñun ñoo bëgg a wàllu suñu bopp waaye nag xanaa ko surga lu mu sañee de sañee ni suur naa ndékki maa doon bay samay tool état joxuma jiw maa am samay tool may xëy bayatuma damay booyal waaye wax de sañ nañ ko moo tax ñu bëgg a booyal dañuy taxaw waaw toujours nag fii de benn laaj la benn tamit benn auditeur de moo laajte ni nee na moom it chauffeur la ci gros porteur yi mais nee na dafay seetlu moom saa suy génn di dem yoonu Mali bi am na ay camions yoo xam ne saa su ànd ak ñoom daañu daw ba Mali kenn du leen jàpp mujj bi la soog a xam ni que camions yooyu ñi ci bëri ay sunu njiit yu nekk fii ñoo moom camions yooyu mu nekk nee na 2 poids 2 mesures yàgg nañ ko jooytu ci syndicat yi mais yéen duñ leen dégg booba léegi tamit dégg ñu leen ngeen addu ci xam nga tey sëñ bii gis nga bu doon yoon dafa am ma cité usine Dangote warul def transport dafa ñëw def produit
di def ciment di jaay. pourtant fi la fekk yeneen usine amuñu oto moom li muy produire moo koy transporter boppam. waaw dañuy gis ana transporteurs yi. am na ku ko wax léegi defe naa Samba Ndiaye la. da ngay gis chinois yi. ñëw suñu réew ñu jox leen marché. ñuy ñëw indi seeni oto. sur déclaration lay doon du fay douane. ñu indi seeni camion du fay douane. beneen bi mooy ñu indi si ay emplois yu jóge seeni dëkk li gën a garaaw. emplois yooyu c'est des prisonniers seeni dëkk. xoolal prisonniers seen dëkk yooyu nga jël leen indi. exemple la Sénégal war koo jël. dañuy indi seeni prisonniers ñoom ci biir santé bi. di ko fay 300 000 waaye 100 000 francs lañ koy jox mu koy dundee ñu koy dencal 100 000 bi benn 100 000 bi ñu koy jox seen réew. au lieu léegi seen réew di génne di ko dundal moom mi ngi dundal boppam ba pare dundal réewam li état di gagné ci moom par weer. pourquoi pas Sénégal la ñu am ñuy prisonnier yu ñu mën a génne ñu dem liggéeyi gagné bu seen pen jeexee ñu am luñ jàpp duñu dem ci mbëkk mi mais déedéet duñ ko def seeni oto yi bopp yooyu ñu indi yu mooy def transport bu ñu ñëwee benn duñ see oto duñ ci dëkk ay conteneur la ñuy monté di ci dëkk fontaine la ñuy bënn forage la ñuy bënn foofa sa ndox du ñu fay SDE du ñu fay ndox ñoom ñooy ñëw fa dañuy ngacce seen centrale électrique la ñuy monté duñu fay facture courant bu ñuy dem amul lenn lu ñu fi bàyyi centrale électrique ba dañ koy dindi forage bañ bëndoon dañ koy maasale dindi pompe ya ba mu rasé mu set bañ nañ ko ba tax sax duñ ko fi jël welo la ñuy dawal bu ñu paree xaalis bépp ñu dajale ko def seen manette dem lu Sénégal gagné soo déggee ñu naan réew mi dafa war a avancé ni muy avancé mooy ñu ni chantier yi chantier yooyu sénégalais yi gis seen bopp man bii nekk chantier bi yor peel di mënee baro la may gagné weer muy 100 000 francs waaye xanaa dinaa dem marché assuré xotti ci ab tusi bu 5 000 francs ka koy jaay gañewul waaye naa ko joxu tailleur naa dafay 2000 est-ce que tailleur ba gañewu ci dinaa dem ci uude mu defaral ma daal 2000 francs est-ce que gañewul loolal la ñuy wax naan bu chantier baree réew mi dox mais Sénégal lu chantier yi bari ci la réew mi gën a dellu gannaaw. waaw beneen laaj bi ñu ne gëj nañu gis ay transporteurs yu am doole fii Sénégal depuis jamono yi Babacar Ba bi mu nekkee ministre des finances dooleel fi woon yenn transporteurs yi nee nañu daal gëj nañu gis tey jii ay capitaine d'industrie ci transport bi tey yéen xalaatu leen ay stratégie yi nga xam ne yéen transporteurs yi da ngeen di war a dajaloo seen société yu ndaw yi wala par benn par ñaar par ñetti ñeenti société ngeen boole ko mu nekk ay ngeen nekk ay capitaine d'industrie. xam nga tey y a des transporteurs yu fi am ay 200 camions ñu ngi fi. fii te feeñ na bi ñuy joxee dund bi ñu doon séddale. mun naa ci citer ku ci mel ni un certain Moustapha Sylla. 25 camions la jël able ko gratuit. ni maa ko abal état nañuy yeb ceeb bi di yóbbu gratuit maa ko participé. ku ci mel ni Mbaye Touré. able na lu mat 20 camions. ku ci mel ni Ibrahima Touré able lu mat 20 camions. te pourtant ñooñu heure bu état yoree marché du leen xool. déedéet day dem seeti ñi amul oto. waaw justement affaire boobu tamit bëgg nañu mu leer. parce que ñu ngi ko doon kaas ne woon ci marché vivre yi. ñii ñu jox marché yi ñi ci bëri amuñu oto. xam nga déggoo li ma wax. maanaam yow mi sax maanaam bu dëgg leen a sori mais boo leen jegee woon ñaata yi dañ la koy jox. léegi nag yow nga génn war a wuti ay oto. nan ngay def ay amoon naa numéro Diallo Niang xaaral boo ko Diallo Niang damaa gañe benn marché ay oto laa bëgg. fa ñuy dem xamoo ko xamoo kilométrage ñaata la xamoo ñaata la war a yem xanaa problème am na. moo tax ceeb boobu am na oto yoo xam ne ci ki gañe woon marché bi muy jóg si ba tey am na transporteur yoo xam ne ñu ngi koy topp fayu leen ba tey ñu ngi koy topp fayu leen te pourtant léeg-léeg nga jékki-jékki dégg ko ci mayaay ñu ne mi ngi maye ay 100 millions mi ngi maye ay 80 millions mi ngi maye ay 80 tonnes gis nga bala ngaa mayee da ngay fay bor mais munoo yor bor sénégalais la topp ngay mayee loolu du dëgg du yoon borom jàmbur koo fayul fii di nga ko fay feneen